man en 2015 maamoon jëndoon ñaari parcelle ci Tobago ma tabax ko benn bi R+1 beneen bi ma tabax ko rez-de-chaussée def finition yëpp mbir mi ñëw dal suñu kaw ñu toj kër yi bi ñu ko tojee ñu woote ñu ne léegi képp ku fa amoon na nga ñëw inscrire nga joxe sa 100 000 francs bu ko defee ñu jël avocat ñu jéem a bëri ak état bi pour mu jox ñu bu ñu ko defee ma ñëw inscrire joxe sama 100 000 foofu ci Tobago ci kër daam boobu ne foofu jox ko mbay cooy ci boppam laa ko jox bi ma ko joxee xaalis bi ma inscrire ma dem Ziguinchor parce que man Ziguinchor laa nekk imam laa fa c'est la grande mosquée de Boucotte en même temps je suis le cadi au tribunal départemental de Ziguinchor ma dem Ziguinchor léegi ñoom à ma grande surprise bu ñu wootee ñu jët maître El Hadj Diouf président woo leen banquier ne leen ku fa am R+1 nañ la jox 20 millions ak terrain ku fa tabax rez-de-chaussée nañ la jox 10 millions ak terrain bu ñu wootee ñu dem impôt et domaine ñu ne kaay leen jël seen kayitu kër yi ma quitté Ziguinchor ñëw bi ma ñëwee ñu dem impôt fekk fa ay xale yi 17 ans 18 ans ay femmes yoo xamante ne kenn mosu leen xam ci Tobago bi ñu nekk fa ñu dañoo jël si kayitu kër koo si jege boo ko laajee loo fi def mu ne ah man dañ ma woo rek ne naa ñëw jël kayitu kër bon ma toog di xaar bu ñu paree je me suis approché de Mbaye Thioye ma ne ko Mbaye ah mbir yi mu ne non bii première liste bi la na ngeen xaar deuxième liste bu war a génn ma ne ko ah bon après bu ñu defee ay enquêtes ci suuf ñu xam ni amul deuxième liste c'est faux instant boobu sax am na suma benn cousin bu nekkoon ci gouvernement bi woo naa ko ma paas ko Mbaye ne ko non 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 lii première liste bi la deuxième liste bi dina génn boobu ba léegi nag ñuy daw ci ginnaaw affaire président de la République ci mbaaxam ñu koy gërëm di ko sant parce que moom bu Tobago amee mënoon na ne sama yoon newu si ñi ñëw tabax foo xamante ne amuñu si autorisation mais ci yërmandeem mu ne fii zone la boo xamante ne aéroportuaire la sécurité pour nit ñi ñëpp waru leen fi tabax mu jël ko toj ko bi mu ko tojee xolam yëg na ko ci biir xolam parce que jullit la mu dawal yërmande ne ñii de naa leen delloo li ma leen jox parce que ay borom kër lañu te métti na ci ñoom li ko war def na ko le premier ministre Boun Abdallah Dionne ak son directeur de cabinet Diatoura Ndiaye ñoom ñëpp lu ñuy def leen waroon mooy ñun commission bu ñu formé ñu wóoru leen dënk leen au lieu que ñu yóbbu liste boobu liste bi nga xamante ne mooy liste bu njëkk bi bu ñëpp kii bu ñu amee buntu ci état bi rek ils se sont enfermés ci seen salle defal seen liste bopp dem jox ko état bi nag da koy gëm da yaakaar ne ñii ñoo leen yebal or que ñoom lu ñu fa def ku ci nekk ay doublon ku ci nekk nga fas yéene fajee fa sa àdduna ak sa àllaaxira lijjante ko ci Tobago bi ba fàttee ñi nga xamante ne dañ fa am seen droit loolu moo dal ci suñu kaw mu métti lool le président de la République je l'ai rencontré à Ziguinchor en 2018 ci tournée économique il m'a fait l'honneur de me recevoir ci gouvernance su Ziguinchor je l'ai tout expliqué xamal ko ni ki mbir mi de nii la demee mu ne ma en bon mu ne ma dinaa ko lijjante boobu ba léegi nag ñu ngi toog di déglu te xam naa nag moom fàttewu ko ngir su ko fàttewoon boo ko fàttewoon konoon heure bi ñoom ak seen i notification yooyu ñu ngi ak seen kër yi toog jàpp seen jàmbur donc ñu ngi gërëm le président de la République bu baax ci initiative bi ak yërmande bi nga xamante ne dawal ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne laa darara wala diraar président dafa ñëw attaqué ñu mu xamal ñu ni ki yéen rek du ngeen ay sénégalais parce que fi ngeen tabax baaxul mu ne bu leen lor mais moom it dellu si na mu ne ah man tam juguma pour lor leen dama yërmande bii de dama ko war a dawal ci yéen ngir sama njaboot ngeen moom deful dara le directeur de cabinet deful dara Diatoura Ndiaye Boun Abdallah Dionne deful dara ñoom ñoo def seen i njublang boobu nag la ñuy ñaan le président mbir maa ngi yàgg te nit ñi ñu bëri dañoo leb ci banques yi ñi ngi amee ay bor ci affaire Tobago bi te affaire yi métti na lool ñu koy ñaan yàlla ngir yàlla ak yonent bi mu jublu ci dossier bi pour lijjante ko mu gën a leer ku ci nekk ku ci amoon ñu mun la delloo li nga am jàmm na ñooy jërëjëf yëpp ndax tey ji man maa war a wax parce que man maay première victime cité Tobago jour pour jour Amadou Ba février 2019 recevoir nañu ci salle de conférence am on était une 60aine de personnes bi mu commencé mu daal di ñëw ne séance bi ngeen baal ma ak je suis venu en retard
parce que directeur de budget bi laa doon gisal pour ñu indemniser leen xaalis bi nu mu toll parce que Macky Sall mu ngi dem élection buggul ku koy yàqal léegi gis naa kii bi directeur bi mais problème bi mooy du ñu ne les ayants droit bi mu waxee les ayants droit ne gis na benn mémorandum buñ ko bindal xool na ko léegi au passage dafa bëggoon laajte lan mooy doublon ci kii bi mu gis après président association bi ñu àndaloon mu ni doublon yi de ay ñaari parcelles yu teg loola affaire yooyu wax ko ju waxul bu leer bu mu ko waxulee lu leer nag man ma jóg ci salle bi ne ko monsieur le ministre yow ministre bu intègre nga parce que tu veux savoir la vérité mooy foofu 5 morcellement ñoo fa nekk te 5 morcellement ba 6 paasewul 300 parcelles parce que ñun ñëpp jàng nañu école alors que liste bi ñu gis c'est 332 personnes donc 32 personnes yi fan la ñu génn fan la ñuy dugg te ñun bi ñu defee ñun suñu enquête bopp parce que on est les premières victimes Cité Tobago gis nañu plus de 20 et quelques personnes yi nga xam ni amuñu fa dara on a des preuves à l'appui plan morcellement Cité Tobago biir la njëkk commencé c'était en 2009 man maa àndaloon ak Baytiir ak Maysa Ndoye man maa ko njëkk a morcelé premier plan de lotissement mu ngi nii donc foofu 6 lotissement ñoo fa nekk te paasewul 300 suñu gisee nag liste 332 personnes ñun gisuñu suñu tur il faut ñu réagir parce que président Macky Sall moom nit ku baax la am na yërmande te dafa ne les ayants droit xeexuñu nag ñooñu fa jot a am mais li ñuy xeex mooy inégalité te loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sant man Ablaye Thiaw ñu koy oowee l'homme de bon ñu wax tuuti si affaire bi si liñ si xam li nga xamante ne ni nag man moom laa siy wax ku mu neex après boo ko déggee nga weddi ko quoi mais li may wax nii mooy li nekk si Tobago parce que ñoom ñooñu doon wax barkaati démb gële passé la nga xamante ne loolu lañ doon wax dañ nekk seen ruxu di ko wax mais man bu ma waxee ba pare ñoom amul kenn kuy wax ne kii bokkul Tobago loolu moom lu ma wóor la man Assane Taw ñoo jaay 5018 ñoo tiragé 5018 di oo ñi ñuy ñëw ku ñëw ñu jox la nga construire avant 5018 di àgg ñu oote 4956 Baytiir ñëw fa taxaw ànd ak Baye Maysa Ndoye bi Baye Maysa Ndoye ñëwee ànd ak Baytiir Mbaye Thioye doonoon agent voyer bu Khayri Gaye Seck ancien maire bu Yoff ba mu ñëwee ne man maire ñoo ma yebal foog ma ñëw secondé leen pour këyit bu ngeen bëgg côté maire yi ñu mën ko lijjanti ñu ne ko amul problème ñu convoqué Baytiir ma Assane Taw kese ak yàlla keneen raxuñu man Assane Taw ñu convoqué Baytiir naka dañ la soxla réunion mu ñëw ñu naka Mbaye Thioye lañ lay booleel parce que Mbaye Thioye maire Yoff la ne te ñun li ñuy liggéey pour waa Yoff la le fait que maire yi ñoo ko yebal dañ bëgg nga jël ko associé ko sa bopp bu ko defee moom mu mën la jàppale ci liggéey bi loolu moo boole Mbaye Thioye ak Baytiir ñu ànd ci 4956 ñoom ñu commencé morcelé bi ñu commencé morcelé di joxe bi ñuy dugg 93 17 mooy 3e terrain bi ci la Touba ci la ñëw Touba ci la bi mu ñëwee associé ak Mbaye Thioye ak Baytiir ak Sila Touba ñëw ne man gars yi ñoo ma yebal man maay facilitateur xaw ma ñan bu ko defee buy dem di gisee Mbaye Thioye ak Baytiir ñun duñu fekkee dañuy ñëw rek rendre ñu compte te la ñuy rendre compte leen na la waa kilifa yi ñoo ñu yebal kilifa yi la ñuy liggéeyal kilifa yi nii kilifa yi naa bu ko defee ñun ci suñu baax ñun ñi nga xamante ne nii suñu maam ku ko nangu ak ku ko bëgg yëpp moom Ndakaaru njaay yi ku mu mën a doon dëkk ñoo yaatu tëdd ci suuf ñoom ñu ñëw yéeg suñu kaw jàlla
ba yàlla dogal Macky Sall wàccee li muy wàccee si mbaaxam daaneel foofu ba mu ko daanelee grand sëriñ de Dakar ba muy def conférence de presse si site bi man maa ngi seen TV di def conférence de presse jàkkaarloo ak adjoint maire bu Ablaye Diouf Sarr bi tey muy Ibrahima Fall man maa fa ne woon di démentir li nga xamante ne ni moom lañ construire woon foofu bon tey bu ñu demee ba naan ñi doon wax si Tobago yëpp bokkuñu si loolu amul man amoon naa fa 3 parcelles ñu collecté ko collecté 3 parcelles yu aligné ñu collecté ko Touba Sylla ba mu ñëwee dina waan lii kilifa yi lañ koy jox xeex naa si ak moom Mbaye Thioye moo ñu doon àtte ba ñuy bind liste bi man bind naa sama tur Assane Taw Saaba Mbuus Kolle ak benn avocat bu nekk tribunal bu Yoff bii moo moomoon parcelle bi avocat baa ngi fii sant Thiam chaque jour mu laaj ñu parcelle ne la moom lan moo tax gars yi am te moom amul ñoom tey ñuy taxaw naan ñiy wax ci Tobago xamuñu bokkuñu loolu c'est pas vrai amul